asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi dañ koy doore ak hélicoptère bu armée bu Sénégal bi daanu woon aljuma jële weesu yem ak fu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ginnaaw ba ñeenteelu soldat bi faatoo di pilote bi rédaction bu télévision Futurs Médias di leen wan tey ay image yu mission bu contingent sénégalais foofule rawatina it hélicoptère Mi-35 bokk na ci benn bi daanu bés boobule ba waral accident bi. di ngeen sax gis ci biir image yooyu le capitaine El Hadj Moussa Thiam moom mi pilote bi mujjee faatu démb leneen ci xibaar muy ñi dëkk fële ca immeuble Lyon yi nekk ca HLM Maristes bañ ne duñ fa jóge app biñ leen joxoon tey ji la daal di jeex ministre bi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi ne nag bâtiment yooyu le dafa màgget bëri ay yàqu-yàqu moo waral ñu leen di génne foofule ña fa nekk ne d'accord nañu sax waaye ci lu leer la ñuy génnee foofule ab complot politique fexe ba élection présidentielle 2024 du ca bokk Ousmane Sonko loolu la gëm moom mi jiite parti Pastef di ci joxoñ baaram tuuma ñi ngànkuru nguur gi jamono ji mu ne dañ ko nar a jaarale ci mbirum 94 milliards yi ñu ne dañ ko luubal ca direction des domaines mu nga woon ca banlieue ba ci bés ba ñu doon inauguré permanence su parti mi nekk foofu tàggat yaram coow li jeexagul diggante Zamalek ak Génération Foot ginnaaw match retour ci éliminatoire Ligue des champions bu Afrique ñi jiite club sénégalais bi ne CAF li mu war a def mooy benn enquête jëmale ko ci arbitre yi waaye tamit secrétaire général adjoint bu CAF boobule mbokk yi loolee tënk la ne sooti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi niñ ko doon waxee sànq hélicoptère armée bu Sénégal bi daanu woon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre te ñeenti soldat faatu ci léegi ndax ñeenteel bi pilote bi la moom démb la mujjee dëddu àdduna di El Hadj Moussa Thiam tey jile télévision Futurs Médias di leen wan yenn ci ay image yu contingent sénégalais yi bokk ci mission Nations Unies boobu la ñu yóbbu ca Centrafrique hélicoptère bi mi ngi daanu woon ca Bouar ci biir image yooyu le sax di ngeen gis ci kanam tuuti mission bi sénégalais yi li leen fa yóbbu waaye tamit hélicoptère yooyu di Mi-35 seen liggéey ca diwaan boobule Alhassane Ba lañ ci àndal. ci image yi ngeen gis ki mujj ki nga xam ne moo ñàkk bakkanam ci crashu hélicoptère sénégalais ca Bouar ca Centrafrique muy capitaine El Hadj Moussa Thiam. moom mi nag ci jamono ji mu doon amal ab briefing ci mission bi ñu war a amal ci bis bi. objectif opération yi ñu war a def waa MINUSCA ñoo koy taxawal. donc ñun lu ñuy def rek mooy préparer ko wante itam di bàyyi xel lu jëm ci wàllum exécution bi. Prepare and execute the mission. image yi nga xam ne nag waa MINUSCA ñoo ko tourné muy wane suñu jàmbaar yi naka la ñuy dundee foofu bis bu ne balaa ñuy génn fi nga xam ne foofu la ñu logé bis bu ne. faaw ñu amal ay vérification ci seen appareil yi. appareil bi nag mooy Mi-35 méngoog appareil bi nga xam ne moo daan woon te jël bakkan suñu ñeenti soldats yi muy capitaine El Hadj Moussa Thiam capitaine Gorgui Foun nekk aviateur adjudant chef Madi Koli photographe aérien ak sergent chef Ndiaw Koulibaly mécanicien navigant. Les hélicoptères type Mi-35. hélicoptère Mi-35 moom ay mission yu bëri daanaka lay amal ci biir MINUSCA wante bu ci gën a am solo nag mu ngi jëm ci wàllum vecteur armé boo xoolee wàllum doxalin wi ci suuf dafay faral di jur ay jafe-jafe hélicoptères yi nag dañuy ñëw ngir fexe ba combler gap boobu joxe ay xabaar nu mu gën a sore sax lu jëm ci wàllum opération yi ñuy amal. Loin chercher l'information. ab mission bu noble la ñuy amal ñoom suñu jàmbaar yi ñi nga xam ne ñu ngi défendre nu mu waree. suñu couleur réew mi ñoom nag jamono june dañ leen di defal ay cours fàttali leen ni nga xam ne noonu la ñu war a taxawee ci seen mission bi mu nekk ay exemple yoo xam ne dañ ko war a wone jamono june. To sensitize its personnel. ci fàttali nag du gulet armée de l'air bu Sénégal di ñàkk ay nitam wala sax ay appareil am bu ngeen fàttali ko mars 2018 ca Missirah région de Fatick hélicoptère transport bu armée bi type
MI itam bi yoon 17 moo daanu woon bi mu jógee Ziguinchor di ñibbisi fii ci Ndakaaru juróom-ñetti nit jotoon si ñàkk seen bakkan bokk na ci ñett ñi nga xam ne ñoo composé woon équipage bi fukk ak ñaari nit itam jëlee si ay gaañu-gaañu bi yoon nag MI 35 bi mooy jël bakkanu suñu ñeenti jàmbaar yi ca Centre Afrique République bi yépp di leen delloo njukkal. di fàttali ni mi ngi xewee ca Bouar 27 septembre aljuma la woon daanaka ñu dellu si fii ci Sénégal wax ci nit ñi yeewu fële ca immeuble gaynde yi nekk ci HLM Maris ñoom nag tey lañ leen joxoon ni àpp ngir ñu génn fa ndax dañoo ne bâtiment yooyu le dañoo yàqu kilifa yi jox leen àpp boobule waaye ñoom lànk nañu ne duñu génn ndax buñ naree génn foofu le faw ñu wutal leen feneen fu ñu nekk ministre de l'intérieur sax ñoom collectif bi nee nañu dañ leen yebal ay agent SDE ak Sénélec ngir ñu dagg seen ndox ak seen courant ngir ñu génn démb lañ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ci teewaayu Cheikh Diop ak Diafara Ba. bi nga xam ne jox nañ leen ko ngir ñu daal di taxu doon na lu ñu mënta dégg ñile di xam ne ni duñu fab seen i ay kaaka benn yoon mu nekk ba tey seen i ay jooyu xol collectif des résidents des immeubles des HLM Maristes ñile taxaw temm ne duñu jóge benn yoon ci position bi nga xam ne nekk nañ fa lànk nañ ne duñu dem benn yoon. ordre bi nga xam ne moom la ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye jox préfet pour mu dëgër piir ñu dee lundi teg ci ordre boobu mu jox ko waa SDE ak waa Sénélec pour ñu couper ñu suñu courant ak suñu ndox quelle honte lan la ñu bëgg ñoom dama ne fu ci waay toog yàllaa la fa ba ci taax muy bëgg a daanu fu nit toog yàllaa la fa ba ñun fii ñu nekk yàllaa ñu fi ba te ñoo ko moom te bu ñu fi bëggee jëlee bu yóbbu mu boole ci sapeur pompier dama ne bu ñu jëlee ci condition yii Mariste dootul nekk site bu ñu tabax dootul nekk immeuble ay armel lay doon te bu boobaa dina ko ñàkk ñu ñàkk ko bu préfet bee ñëw fi naan ak sapeur pompier muy forneew yi. lu ëpp fukki at ak juróom ñu dëkk ci immeuble yi lée ñaar fukki yëpp nag doon ay taax yu bëgg daanu bu ñu sukkandikoo ci seeni ay kàddu ministre de l'intérieur moom moo joxe dogal bi ngir rek ñu daal di jóge ci yile immeuble ndax loolee du seen ak kaaraange moo waral lu ni mel. dama ne man dëkk ci immeuble buy menacer ruine buy fecc moo ma gënal nekk SDF du ma dem dëkk ci pont suufu pont yi am ndox du ma dellu ci tëdd yi te du ma dellu suñu kër. fi ma jënd bu nekkee en ruine bu ko l'état réparé wut l'état engagé na responsabilité am ci sama dund su ma fa dee ma nekk shahid ma nekk victime moo ma gënal may génn. ñii di xam ne ni nañu dem fa mbaxane doonee benn ngir rek yoon daal di àtte. ñun nag saisir nañ suñu avocat ndax ñun organiser nañ comme ni ma koy waxee organiser nañ te am nañ xaalis ndax dañuy liggéey nag amuñuy kër nag waaye am nañ lu ñu dund ak lu ñu fay avocat pour bu ñu bëggee daani naar ñu jàkkaarloo ak ñoom attaqué nañ ordre arrêté de péril bi. à la Cour suprême attaqué nañ l'exécution de l'arrêté de péril au juge des référés bu ñëwee fii nit ñu organiser ñu mel ni moom la fiy fekk ñuy dunde seen ñaq waxuñu sax waxi caabi waaye luyeel ñu feneen di ko fay ba tabax ba pare doo nga nunguwu ko ñëpp xam nañ ne suuf si lañ bëgg ñoom suuf soosu nag ñun nungu nañ ko bokk ak ñoom waaye nungu ñoo dem bàyyi ko ak ñoom na mel ni mi di ay junni doomu aadama ñoom ñoo yeewoo ci barab bile ñile di sàkku ci nguur bu Sénégal waaye itam xalif généraux yi ñu dukk ak ñoom ci ay ndimbal ngir rek ñu mën a am ak déggoo ci seen digganteeg nguur gi. jërëjëf Cheikh Diop ñu wutali ji diwaanu Mboro foofu nag ñoom li leen metti mooy dañoo toog ay bés daanaka juróom te amuñu ndox foofule daanaka ba tax na ñu génn ci mbedd bi di wane li leen naqari li ñu jàpp it mooy ñaari forage yi nekk foofule ñu ko waroon a lijjanti wuñ ko ba indi leen ay jafe-jafe yu tar jamono ji reportage te Mboro Cheikh Anta Diop say laatiya askanu Mboro de nekk ci njàqare jamono yi am ndox de lu leen tëla ñeenti fan Mboro amul ndox amul courant dañoo root bi bëgg de bërigoom ndox 1000 francs lay jar bërigo 20 litres yi ñoo ngi ko jënd fanweeri nit ay jaboot lañu Mboro amuñu dara dañoo sonn bi bëgg a dee. ñu toll ci juróomi fan a ngeen nii daanaka askan wi dañuy jël ay sareet di dem ci dëkk yu wër Mboro di fa utum ndox. démb sareetu mbaam laa àbb dem woote dëkk bu naan asalem ca kaw asalem amul ndox ñu jël cité Taïba lan roote ji àbb ak 4x4 yi di ko doon ñun jigéeni Mboro sonn nañu. ginnaaw forage yi bi ñu ko jëlee ci Asifor jox ko nag ñii di waa Ofor askanu Mboro de nee nañ ñi ko yor tey jii de daa mel ni mënuñoo yor forage yi ndaxte boobee ba léegi de ñaari forage yëpp a paan. dañoo lajj goo xam ne ni kenn xamul kenn mënu ko misaal woo naa directeur général bi démb ma ne ko foog ngeen régler problème bu Mboro parce que lii mënul continuer léegi yow ñu dégg la ab société ñu la fay léegi nga ne li la jox doo ko delloo ci population bi xaalis ba fan la jëm ana xaalis bi
même population bi bu ñu bëggee jënd ay tuyaux pour de extension seen gox Aquatech ne da ko fi defee parce que lu tax da ngay ñëw nga jënd matériel yi nga xam ne moom ngay liggéey nga jënd ko ci man mais loolu kenn mësu ko gis. loolee tax nag askanu Mboro ñoom ñëpp jóg ne nag ñaari forage yi nga xamante ne dafa dëkk ci paan ba mënatuñu am benn ndox ñi ngi sàkku nag ñu defaral leen yeneen forage yoo xamante ne dina matale ndox mi ci Mboro ak dëkk yi ko wër. yeneen jàmbat tukkee ci mbootaay bi ëmb ferrailleurs yi nekk fii ci Sénégal ñoom dañoo bëgg état bi ajandi importation fer à béton bi jamono ji ngir ñu mën a fexe ba ñu koy defar fii ci réew mi seen yos mën a jar benn assemblée générale lañ doon amal fële ca diwaanu Ziguinchor Serigne Mor Soxna moom mooy wax ci seen tur ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi. état Sénégal seen projet yëpp ak li ngeen tabax lépp nañ ko jox usines yi ci biir réew mi nga xam ne ñooy jënd ferraille ci doomi sénégalais yi defar ci fer de béton ñu bàyyi importation bi ñuy indi fer importé bi nañ ko arrêté parce que suñ ko arrêté ferraille bi dana yokku ferrailleurs yi danañ mën a jaay seen ferraille bi suñ ko jaayee usine bi tamit su toggee ba pare dana ko mën a jaay état bi parce que état bi lu may tabax lépp mu ngi koy jëndee bitim réew te loolu na ko arrêté parce que loolu mooy doxal seen liggéey waaye suñ jëlee seen ferraille yóbbu ko ci usine bi togg ferraille ba pare togg ko def ko fer ba pare te amul fu mu ko jaayee loolu tamit problème la kon lii lu baax mooy président Macky Sall na nga xam ne 70 000 ferrailleurs ñoo nekk Sénégal juróom-ñaar fukki junne ferrailleurs ñoo nekk ci Sénégal di fi liggéey te kenn ku nekk musuta sonal état musuta laaj pension de retraite musuta laaj indemnité kon ñun ci ñàkk la ñuy dundee te loolu dafa nekk chômage bi mu ngi koy wàññi ah parce que ñu nga taxoon ni kenn ku nekk rek téeméeri nit mu ngi sa ginnaaw yoo xam ne yaa leen di financé ñii jël ay seret ñii di dem di jënd ferraille ci biir Sénégal fu nekk du koy indi kon loolu dafay wàññi day créer emploi kon président Macky Sall na nga xam ne ferraille métier bu noble la parce que weer wi dee danañ dugal presque 2 milliards 500 millions yoo xam ne ci nguuru Sénégal ci gafaka réew mi parce que ci transport ferraille da ciy participer ci transport ci semence bi yëpp yaa ngi dégg création d'emploi yëpp dugal na ko parce que man gis naa fi ñoo xam ne fii ci Ziguinchor lu mu néew chaque jour danañ jël 20 personnes fay leen xaalis jox leen xaalis financé leen ñu dem ci àll bi jënd ferraille te duñ sonal état kon loolu dafa nekk loo xam ne xibaaru politique ak Ousmane Sonko mi ne nag dañuy complot jëm ci moom muy ci wàllum politique fexe ba ci élection présidentielle bu 2024 du mën a samp ndëndëm moom député boobule jiite it Pastef yëkkati kàddu yooyu le ay fan képp laata assemblée nationale di sëgg ci mbirum 94 milliards francs CFA yi ne dañ ko luubal ca direction des domaines te moom sax moom moo ko wax moom Ousmane Sonko mi ngi woon ca banlieue bi ginnaaw ba muy inauguré permanence su parti mi nekk foofu le ci Pikine ñu déglu ko ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. te am na beneen niveau boo xam ne ma ngay door nag ajjuma bii ci assemblée nationale dina commencé assemblée dem tribunal delluwaat assemblée ñëwaat tribunal parce que seen bëgg yépp mooy lu ñuy def ba am lu ñu tiiñal Ousmane Sonko yàq casier ba pare ne mënatul dem élection foofu lañ ci toll te kenn rek nag mooy responsable bi waaye comme ñëwewul Ousmane Sonko moom day laqatu ci gannaaw ay député xam ngeen ki may wax. ba tax nag na ñëpp waajal xam ni xeex bi tey lay commencé. parce que lii ñu gis nag muy dem te du taxaw ci kàttanu yàlla ndax ku am jàngat rek xam ni meilleur résultat bu nit def ci élection bi ñu génn mooy ñun. Ousmane Sonko ak permanence su parti boobu le mu doon inauguré ca Pikine ñu ngi ko dippee Mariama Sagna muy benn militante bu parti bi te ñu faatoon ko juróom-benn fan ci weeru octobre atum 2018 ginnaaw benn meeting politique bu mu doon amal ca Kër Massar ba mu dëkk lu soriwul dara foofule ca Mbaaw ñi jege maire ba ñoom nag ñooy indi ay tontu ci ñi nga xamante ni dañoo ne maire bi dafa luubal ab koppar lu toll ci ñaar fukki millions ak juróom daanaka kii di premier adjoint au maire nee na conseillers municipaux yooyee di joxoñ baaram tuuma maire bi daanaka dañoo bëgg a lëndëmal képp askan wi jaxase seenu pa xel Ali Samb moom mooy adjoint maire bu Mbaaw ñu déglu ko ay kàddoom Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo ko taataan. fexe mooy jaxase ñoo ak askan wi li ñu fexe mooy indi ay tuuma jéem a yàq der mais population yi xam nañu. parce que xaalisu maire yi du ko yore trésor moo ko yore trésor balaa fa am maire yi génn dara wala digle pour dara génn fa day indi lu leer lu ko mën a prouver. ñu ne maire moo dem ci trésor sur la base d'un PV boo xam ne jëloon nañu 100 personnes ñun li ñuy secourir ëpp na 100 personnes c'est des centaines de personnes. 25 millions amu fi génnul te su génnoon du maire lañ koy jox
keesu maire yi du moom moo mën a dem trésor maire dem ne leen jox leen ma nangam xam nga maire lu mu mën ne trésor man de am na nangam lu ma bëgg a faj diw moo ko moom bind nañu yóbbu carte d'identité diw moomu dem ñu jox ko mais du maire yi mooy décaissé maire yi xalaatuñ leen jox 25 millions parce que moment boobu tension trésorerie yi fi am problème forte demande bi possibilité boobu am parce que caisse unique moom la état yore mais jàpp la yooyu Cheikh Diaw ba mu jëlee di yóbbu moom rakkam la dugal Doucouré doomam la yónni li ci metti mooy ñooñu ñëpp ñetti at ñii ñaari at ñii ñeenti at ñëwatuñu conseil municipal bi seen pexe jubule. Khalifa Ababacar Sall ginnaaw ba mu génnee ci kaso bi moom nag dafa war a liggéey ak Macky Sall ci gouvernement bi ak Karim Wade moom mooy gis-gisu Amadou Kane Diallo moom mi jiite mouvement Bamtare moom mu cay dolli ni député yi faaw ñu voté ab loi d'amnistie maanaam ñu jéggal Khalifa Ababacar Sall dootuñu ko toppee ci dara ci wàllum yoon waaye mu jàpp ne loolu faaw mu am ngir mu am faaw dialogue politique boo xam ne ñëpp dañ ciy bokk moom Amadou Kane Diallo nekkoon maire bu Ndioum bokki ci mouvance présidentielle ñu déglu ko ci micro Habib Faye ak Babacar Camara. mais lu baax la pour man Khalifa Karim yëpp président Macky dafa war a dem fu gën a sori c'est vrai assemblée mooy voté loi d'amnistie mais projet de loi mën na ñëw mooy bu jógee ci gouvernement wala député yi seen bopp jël kii boobu mais loolu lu baax la pour que ñu may leen ñu yore seen yelleef pour que dëkk bi gën a naat parce que dama foog ni Khalifa war na retrouvante ak socialiste yi. war na jubóog ñoom dama foog ni libéraux yi war nañ jubóo Macky Sall ci la bokk Karim ci la bokk ak ñeneen Abdoulaye moo ko théorisé woon retrouvailles de la famille libérale pour que géopolitique bi mu gën a yomb. nga ne lu war la. lu mën a am la bu fekkee ni d'accord nañu ci programme jubóo nañu dialogue national bi créé na lu nga xam ni consensus fort ñu xam ni yàlla moo fi teg Macky bon ñoom ñu nangu ko mais loolu lu mën a am la. képp ku nangu que yàlla moo fi teg Macky war na la mën a xëcc utiliser sa xam-xam pour que Sénégal gën a naat. wax ci leneen muy xew-xew bu mag bi ñuy waajal màggal gu mag gi ci diwaanu Touba Mbacké daanaka fukki fan képp moom moo ci des ministre bi ñu dénk wàllum paj mi nee na nag lu toll ci juróom-benn junni ci personnel dina leen yebal foofule ci bés boobule moom mi nekkoon ci diwaan wu sell wi Abdoulaye Diouf Sarr xamle na tamit ni bépp travaux bu bàyyeekoo wala boog bokk ci ministère am dinañ def kéem kattan ba mu pare fii ak atum 2020 Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Mohamed Jo Diop. waaw ñu rafetlu tey vraiment suñu visite bi di wax ne dañoo ñëwoon tey Touba pour xool ndax vraiment màggal bi ñuy préparé personnel de santé yi jël nañ matukaay yëpp pour que pèlerins yi bañ am benn jafe-jafe li ñu seetlu mooy que ne lépp rafet na danañ am presque ay juróomi junni nit yoo xamante ne ñu ngi teew fii pour jàppale pèlerins yi si wàllu santé sans compter maintenant hôpitaux yi ak postes yi ak postes avancés yi xamante ne dana mat 188 ñu installé ko partout dans la région pour que pèlerins yi fépp fu ñu amee tawat rek ñu mën leen jël en charge ambulance yi moom dana dem ba presque mat juróom fukk mu am ay ambulance médicalisée yu am solo danañ am sax benn hélico boo xamante ne buñ ko soxlee dañ ko mën a utiliser garab yi dana dem ba 62 millions loolu itam vraiment ñu rafetlu ko loolu nag day ànd ak pas-pas te gis nañ ne personnel yi am nañ pas-pas bu baax a baax pour réussir màggal bi am na aussi loo xamante ne profité nañ pour seeti ko mooy ñaari chantier yu am solo pour ñun mooy bâtiment R+5 bi xamante ne moom la ñu def si biir hôpital Matlaboul Fawzeyni travaux yi avancé na lool planning bi respecté nañ ko fekk fin 2020 danañ ko livré hôpital Touba bi aussi dem nañ visiter ko mu doon hôpital de niveau 3 bu am solo boo xamante ne planning bi tam ñu ngi koy respecté fin 2020 aussi incha allah danañ ko livré loolu nag muy loo xamante ne ma si félicité di si encouragé képp koo xamante ne yaa ngi si jàpp parce que vraiment personnel de santé yi amuñ seen pay seen engagement seetlu naa ko te seen engagement moo tax ñuy def résultat yi ñuy def. ca Kolda tamit ñu ngi waajal màggal gi bu baax a baax taalibe murid yi nekk foofule ñu ngi dox foofee ci biir diwaan wa di ko booleeg ay jàng alxuraan ak ay xasida ci loolee sax la Serigne Mamoun Mbacke moom mi teewal xalif général kullu murid ca Kolda di ñaax ñi di dawalkatu woto yi ñu def ndànk ci waajtaayu màggal gi reportage Abdoulaye Diallo. ca xumb
mbëtte yi ni mel la taalibe murid yu yeewoo fii ci diwaanu Kolda daal di amal ab caravane ngir fàttali waajtaayu màggalu ren gii. bis bii nga xamante ni mooy bisub caravane bi nga xamante ni dañ koo taxawal fii ci Touba Kolda li tax ñu taxawal ko mooy waajtaayu màggalu Serigne Touba gi nga xamante ni moom la ñuy waajal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar li tax nga xamante ni moom la ñuy taxawal mooy waajtaayu màggal gi nga xamante ni Serigne Touba ci la tukkee woon tukkeem boobu mu doonoon tukki boo xamante ni tukki bu yàgg la boo xamante ni daf na woon képp koo xamante ni sag ma mbég la na nga si ñëw sant le ma sunu borom ndax xeeb bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn naw gileem mu doon bis boo xamante ni boobaak léegi 1895 lañ ko tàmbale woon kon boobaak léegi yàgg na waaye yàlla dogal na bisub Serigne Touba bisub tey bu nekk rek day gàccaal démbam mu ne sama tey gu ne gàccaal na sama ëllëg kon bis bi li tax ñu taxawal ko fii mooy waajtaayu màggal gi ndax Serigne Touba dafa doon jàmbaar joo xamante ni day jàmbaaru lislaam bi nga xamante ni suñu borom dafa dajale may suñu borom yëpp daal di koy xool mun a ci waa ahlu badri yi ci la suñ bëgg a bokk. ginnaaw caravane bi jàng nañ fa alxuraan ay yoon yu bare ci teewaay Serigne Mamoudou Mbacke ibnu Serigne Mourtala Mbacke te mu toogal Serigne Touba fi ci diwaanu Kolda amal nañ fa ay ñaan jëmale leen ci Serigne Mountakha Mbacke ndax mu yàgg fii tey wer lool ñaan nañu it ngir jàmm law ci biir Sénégal ak ci réew yi mu dendal Serigne Mamoudou Mbacke moo saisir bile occasion ngir ñaax mboolem dawalkat ndaamaar tey utali Touba ndax ñuy daw ndànk tey dal ndànk. fii ci Ndakaaru ñiy faral di jaar ci buntu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xañ na seetlu nañu coppite yi am foofule ci campus social bi lu ci mel ni pavillon yi ñuy defaraat ak it di jekk-jekkal bërëb boobule étudiants yi gis nañ ko kontaan ci loolu teg ci sax ne nañu dinañ def seen kéem kattan def ko seenub moomeel direction bu COUD nag moom nee na lépp lim ci jublu mooy fexe ba année universitaire bi ànd ak dal reportage Mamadou Fall Mohamed Dieng. ay pavillon yu ñu peinture yeneen yu ñuy defar toilette pavillon A yu ñu defar université Cheikh Anta Diop di soppi xar kanam loolee nag étudiants yi bëgg ci lool. mbégte gi mënul weesu tey ji tey nga nekkoon di dund pendant 4 ans ci benn enceinte boo xamante ne nii yow environnement bi rek maanaam du la jox envie nga jàng normal da lay stressé nga ñëw fekk ñu changé ko xam nga defaraat ko defar yoo xamante ne dafa mucc ayib. parce que lu ne fàng na daal ji kenn du ko jeex lii tey jii tey ku ko gis di nga xam ni carrément ay effort yoo xamante ni ay doomu aadama ñu ngi koy def. ay effort yoo xamante ni dañoo bëgg rek étudiants yi nekk ci confort bu baax loolee tax sax ba ñenn ñi. jàpp ci liggéey bi te kenn du leen fay. en fait une manière de delloowaat Cheikh Anta Diop cër bi mu moom plus de 30 ans après sa mort donc c'est benn projet phare la boo xam ne dañ koy delloowaat ci conscience su nit ñi delloowaat ko ci conscience su étudiants yi ak nit képp kuy romb fii mu gën a intéressé wu à la personne de Cheikh Anta Diop kan moo nekkoon Cheikh Anta Diop ak le fond de sa pensée. liñ ci nam rek ñoom waa direction bi moo de am année académique bu dal. ci condition yoo xamante ni bii dinañu mën a maanaam réussir te bu ñu réussir Sénégal la ñuy réussir parce que loolu ñu xam-xam boobu ñu am Sénégal lañ koy indi moo tax yemuñu ci defar néeg yi rek yemuñu ci defar environnement bi rek yemuñu ci indi ay lal ay matelas vraiment changer douche yeeg yooyu dañ ñi tamit dans le cadre ci restauration maanaam li ñuy lekk. ñi nga xamante ne bi ñoom la ñu nekkal ñuy ay repreneur dañ leen di woo ni leen lii la ñu bëgg ngeen def ko. loolee étudiants yi dégg ko lool nar koo topp. bu ñu fàtte ni ñun étudiants tamit ay nit doomu aadama lañ te ay boroomi xel lañ dañuy xalaat te am nañu honnêteté wu tey jii tey maandute wu tey jii tey li nga xamante ni mu ngi jaar yoon rek ñu bañ cee dugal leneen loo xamante ne ay mbiru yàq la ndax lii xam nañ ni suñu yëfu bopp la dañ fiy def temps bi ñu fi war a def bu ñu fi jógee suñuy rakk dañ fiy ñëw ba ci suñuy doom ba ci suñuy sët ëllëg ci kàttanu yàlla dañ fiy ñëw kon dañ koy toppatoo. direction bu COUD daal dinay amal kon defaraatu campus social ànd ceeg ay partenaires mu jàpp ni rek université ci boppam dafa war a nekk bërëb boo xamante ni dafay neex a jànge daanaka mu yokk ci ni am na yeneen chantier yoo xamante ni daañu ko song ngir tax rek université nekk bërëb boo xamante ni ñu bëri. xibaaru
tàggat yaram dañ koy doore ak match xarito bi nar a dox diggante Sénégal ak Brésil bu alxamis jotee lay doon fële ca Singapour midi GMT gaynde yi jamono ji sax ñu ngi regroupement fële ca France démb ba léegi ñoom élément Aliou Cissé ñoom nag entraîné wu nañu ca stade bu Roissy tey jile ci suba loolee lépp ngir waajal match boo xamante ni guléet la ndax Sénégal musta daje ak Brésil ci taarixu footballam ba léegi football boobule la ñuy des ba léegi ak coow diggante Zamalek ak Génération Foot muy match retour bi ñu waroon jouer mu ñeel éliminatoire Ligue des champions bu Afrique xam ngeen ni match boobule mujj wut a am dirigeant yu club sénégalais bi ñoom nag li ñu bëgg mooy CAF fexe ba ubbi ab enquête bu sérieuse nag jëmale ko ci arbitre yi naka noonu ci secrétaire général adjoint bu CAF ci boppam di Anthony Bafoe waaye ñoom jàpp nañ ni bu ñu eggee ba ci cappaandaw gi dinañ leen jox dëgg ci mbir moomule Pafara ñi nga ak Lamine Mandiang. La convocation pour participer au tirage de la Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions plutôt, qui va se dérouler au Caire le mercredi 9 octobre. Donc on nous a demandé d'envoyer l'identité de la personne qui sera notre représentant au Caire pour pouvoir participer à ce tirage-là et que c'est la CAF qui prendra en charge le déplacement comme l'hébergement de notre représentant. Je pense qu'il en est de même aussi pour le représentant du di jéggalu bu baax a baax ki yore wàllu jokkoo bi ci Génération Foot ngeen dégg noonu sax waaye élément bi en français la dañuy xuus rek léegi dalal El Hadj Assane Gueye ci li yéenekaay yi xëyee tey. Ousmane Sonko njiital Pastef xëy xamle ci observateur ne complot politique bu rëy la nguur gi waajal jëmee ci kawam lañu bëgg mu ne mooy tuumaal ko ci mbiri 94 milliards yi teg ko loxo xañ ko bokk ci élection yi ñëw rawatina présidentielle 2024 source a mel ni ku koy dëggal ndax ña ngay yëgle ndaje mu war a am ajjuma ji ñëw ci assemblée nationale ci plénière bu nuy waxtaane rapport commission d'enquête bu député yi ci mbiram 94 milliards yi yéeni kaay bi ne sunu ca jógee teg ko plainte moom Sonko loolee su amee du doon lu ko bett moom jiital Pastef ndax ci Vox Populi ma nga ca naan lanu bëgg mooy ñoom nguur gi fi ne yàq yaxeet casier judiciaire am tere ko bokk ci élection Ousmane Sonko nee na ñëpp noppi ndax nag combat bi mu ngi soog a tàmbali kaddu yenn yi la yëkkatit moom président bu Pastef ci Sud Quotidien ci pexe yi mu gis ne moom lañu koy fexeel waaye soxna Fatou Sow Sarr di sociologue ma ngay dànkaafu nguur gi su fekkoon ne loolee daa ne ci seen xel mu ne nan ci def ndànk de ndax mun na am effet contraire maanaam bal ba dalaat seen xar kanam ñu am safaanuk la ñu ca doon xaar ki jiitu ci nguur gi nag président Macky Sall observateur xëye ak ginnaawam ak wuutoom ak tiitaange gu mu ne jur na ko jamono yi xeex bi ci seen biir nag ñoom ñooy di farandoom ci wàllu xëccoo gi daa mel ni dañoo tegaat ngànnaay yi ci suuf source a ne mbaa du alerte ba fi Maodo Malick Mbaye defoon dafa jur dara lu ci mën di am débat bi ci boppam ngir wuutu gi moo sellul moo dul lu rafet noone la Mamadou Makhtar Cissé ministre énergie pétrole gisee ci le quotidien moom ci boppam mu ne lànk naa doon nit ku yàkkamti ki nu yootoo wuutu nag moom na mu gisee opposition mu ngi ci laas président Sall ne du seen morom du seen mappandoor je ne boxe pas dans la même catégorie que les autres sàkku na it ci ay ñoñam ñu dem ñoom it fee si dell internet beeg li nga xamante mooy débat rajo télévision yi ni ko opposition bi defee les échos président Sall baamtu ci kàddu yenn yi fu lay jaay Dakar dem leen défendre action di liggéey bi nga xamante ni liggéeyal nañ ko Sénégal ndax daa jàpp moom ne opposition bi yàq der lañ fi nekkee fent ngir gàkkal li mu liggéeyal Sénégal Mouhamed Boun Abdallah Dionne it ba tey ci les échos ñëwaat moom ci jàngoro ji ko tëraloon bu ca jógee tey ji mu ne ngir sunu borom subhaanahu wa taala la ak it ki nga xamante ni mooy turandoom bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Macky Sall Abdoulaye Wade gise waat gi ndax dafa jógee asamaan ne put wadd wala ñu toggoon ko ba noppi ci Vox Populi yéeni kaay bi di Jeune Afrique dëggal na ni dañ ko toggoon ba noppi de moom sax ab diil la wax baara yëgoo keroog tabaski ñu ne Khalifa Ababacar Sall ndax ab diil la ko génne ci rëbës déedéet la kenn ci avocat am wax maître Demba Ciré Bathily nekkoon dimanche ji ganu grand jury rek Babacar Fall ci Sud Quotidien ñu daal di jàllale waat kàddu yooye mu naan Khalifa Sall sàkkuluwul ak njéggal ma nga woon moom Khalifa Sall ci Tiwaawoon laas ne Tiwaawoon yokk na ko njàmbaar ak ndëgër laay ndax lanu ko fa wax mooy yow réew mi soxla na la ba noppi teg ca ni fi nga daal di tegu mooy yoonu njub ak dëgg enquête xëye mbiram élu la koy Sénégal ak jalgati guñ ne dañ ko caa defee ci fi gën a kawe ci réew mi seen mandat jeex benn fan ci weeru sulet 2019 ak léegi ak yokk amu ca lépp ñu wékk ko ci waxtaan yi ci dialogue politique bi ab wootey maire yi ñëwit ñu daal di ko bëttal président Sall sax ñu ne dina gisee ak ñoom talaata ëllëg gi ngir waxtaan
waxtaan ngir ak yëgoo ñeel seen boobu tolluwaay jamono yooyu ñu ne ngalañ yooyu élus locaux yi fayee ko bànneexu ci lu seen mandat jeex métier mii dim njàngale moom gën a ñàkk bayre Le Soleil xëy ne dootul ab métier buy géntuloo kenn bu kenn yootoo def léegi nataalab jàngalekat dootul kookee ñëpp wegoon démb ragaloon bëggoon léegi ñu bari ci ñoom sax bu ñu ca duggee teer ci métier mi sutura moo ko waral rax ci dolli jafe-jafe neen jàngalekat bi léegi balaa moo jot ci payooram wala ndàmpaay rek faaw mu wax ba nu jéppi ko niveau jàngalekat yenn it naka noonu la yàlla xam doy na Le Soleil def ci gëstu bu yaatu Les Échos moom wax ci sunu université yi ak lu ñeel top 500 bi université yi gën ca 2020 seenunu fa Sénégal ñu ne Afrique du Sud ak Égypte moom am nañ fa toogaay ak ndëgër lay professeur Aliou Sow ne li war mooy taxawal fii ci réew mi ay université d'excellence yu jëfandikoo ñaari kàllaama fépp ca dindi ba mu set nag lii di indemnité yu nuy baaxoo ñenn ci ñoo xamante ni duñu produire dara ci ñaari at wàllu sport football beeg record fësale nataalu Kouyaté capitaine gaynde football yu Sénégal mu naan ca Brésil mën nañoo doon sambalam lakkal ko 8 bu ko rogee match ab xaritoo gi yéenekaay bi ne gaynde ci seen bopp nag tey ci suba 10 heures dinañ tàggatu ca stade de Roissy kenn ci yooyu gaynde football ak nu mu taxawee ci Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye record ne macha allah fépp la mëne ma ngay défendre di tàkkale di dugal. sant ko gërëm ko El Hadj Assane Gueye ak yéen ñaandoon nag télévision Futur Média bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.